bàyyi leen njëriñ laa ngi ci suuf si def leen ni dem ba waar ca waar waaw. Ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural moo leen di may seen émission Bay Dundé. asalaamaaleykum mbokki téléspectateurs Sen TV defe naa tey jarul ma leen di wax fu ñu nekk nii ñu ngi leen di nuyu di leen jox cër bu baax a baax ci seen émission bii di Bay Dundé. Bay Dundé nag daal di ñëw tey fii ci Saint-Louis nag di dëkk boo xamante ni ñëwuñu fi pour def promotion wu riz du Sénégal comme ni ma ko tuddee man waaye dañ fi ñëw wan leen ni c'est possible que sénégalais dundee ceeb bi nga xamante ni moom lay bay pour wan leen loolu rek dañuy daal di ñëw dugg ci biir marché bi ndax nag Ndar dafa am lu spécial dañoo am marché ceeb marché boo xamante ni riz du Sénégal rek lañ fiy jaay ñu tuddee que riz de la vallée loolu rek moo am ci marché bi ci marché boobu la ñuy daal di ñëw dugg waaye balaa loolu rek dañ leen di bàyyi ngeen xool arrière plan bi ñu am mu lii mooy symbole lu Saint-Louis muy pont bi ñuy ñaan rek nii waa Saint-Louis amee seen marché ceeb Sénégal yëpp am ko ba ñuy jël ceeb bi di ko exporter comme ni ko président bëggee en 2017 yal nañu yàlla defal loolu kon xale yi dañuy daal di ànd rek dugg ci marché bi daal di fa taseeg suñu gan nag mu nekk koo xamante ni mi ngi dëkk fii ci Ndar nekk député fële ci assemblée nationale muy honorable Aminata Gueye dañuy daal di ànd ak moom dugg ci marché bi mu daal di ñuy wan ceeb yi nga xamante ni moo fa am moom am na ceeb ba pare ndax doomu Ndar la nag ceeb bii lay lekk waaye dañuy daal di ànd ak moom dugg ci marché bi xool ceeb bi xool marché ceeb bi wan leen ni Ndar ñoom ba ñu consommer riz du Sénégal yàgg na kon dañuy daal di dem ci biir marché bi rek tase fa ak suñu invité muy honorable Aminata Gueye xale yi ñu dem. honorable bonjour na nga def ça va bien ça va na nga def fii ñu ñëw fii fan la. maa ngi nuyu mbokk téléspectateur yu Sen TV ma tudd Aminata Gueye ñu may wax fii Ndar Ami Collé Gueye donc tey ñu ànd ak yéen fas yéene togg ceebu jën Penda Mbaye ceebu jën Jaga ñëw marché Tenjigéen. léegi yow lu la tax di togg lan moo tax ngay togg. li ma tax di togg moom xam nga ko. li yëngal réew mi. mooy li président lancé muy autosuffisance alimentaire la promotion du riz de la vallée. donc moo ñu tax a ñëw fii tey pour togg ceebu jën. waaye defe naa Saint-Louis bu ñu fi ñëwee nee naa c'est exceptionnel Saint-Louis duñ fi def promotion du riz mais dañuy confirmer dañuy wax que ni. ceeb bi nit ñi mën nañ ko dundee comme nu ma ko waxee woon waaye yow tam nga def lu original ci émission bi ndax émission bi dañ daan togg yàkkal nit yóbbul ko yow tey lan nga def honorable donc man tey damay togg daal di invité sama mère ak ay partenaires am ak collaborateurs am ñu ñëw añ si waaw loolu laa fas yéenee def tey sama kër la ñuy toggee aña fa waaw ñu topp la ci marché bi booy jënd ceeb bu Richard Toll bu ñu li ñuy faral di wax fii ngay ñëw ceeb bu rafet te neex noo ko tuddee. ceebu Sénégal. kon jeex na ceebu Sénégal suñu ceeb. waaw mais dañuy jëkke fii léegi ñu xool variété yi nga xamante ni moo fi am. gis nga kii moom la ñuy wax sankal presque. waaw dañ ko tàqale ko ba mu set boo layee ñetti yoon boo layee donc ci ngay am bii waaw kii mooy ceeb bu sew bi gis nga ceeb bu dijj baa ngi nii waaw. comme parfumé bi ñuy lekk moo ko dàq sax ndax parfumé bi sucre rek la te kii xam nga amul sucre waaw. calibre bi moo tax effectivement mi ngi noonu donc mu neex ba bëgg a dee oyof te du joxe diabète waaw amul sucre. yéen lan ngeen di jaay. ñun bu ñuy jaay ceebu local bi. waaw même kii bi waaye importé moom lu ñu koy jaay barewul quoi. mais local bi moo ëpp ñuy jaay. est-ce que waa Ndar dinañu lekk importé bi. si ëpp moom kii bi la ëpp ñuy lekk local bi. li président wax lan nga ci xam. mais nañ ko gën a jàppale gouvernement parce que lu mu ci wax tamit ànd naa ci. waaw luy dundal askan bi la. te aussi luy jëmal réew mi kanam. bu dijj baa ngi noonu. waaw. kon bii bu dijj gis nga ko bii mooy bu dijj bi. c'est rek rafet rafet. donc Saint-Louis moom boo fi ñëwee. boo bëggee ceeb. da ngay daal di ñëw doxantu si pàkk bi. rek jënd sa ceeb. jeex na ñoom ñu wan la bi nga soxla loolu mooy originalité wu ceeb bi fii à Saint-Louis. muy wane que ni. consommer local mën na ne ndax fii ci Ndar ñoom réussir nañ ko. léegi nag defe naa ni challenge bi monsieur le ministre Abdoulaye Seck mooy. pàkk bu mel nii ñu am ko fépp ci Sénégal ba nga xamante ni ku soxla ceeb bi rek ñëw daal di jënd daal di dem consommer. saako 25 kilos bi ñaata lay jar. 7000 macha allah sakkan na ci poche. waaw sakkan na ci poche dafa yomb na te baax na ci yaram ma nga comme ni mu ko waxee léegi am na wér-gi yaram. am na wér-gi-yaram ba pare amul coono. gis nga amul coono fii da ngay ñëw originalité bi lii la da ngay jënd sa ceeb ñu yanu la dugalal la sa oto.
macha allah looy wax Pa Abdoulaye Seck moom mi nga xamante ni moo ñëw fekk Bay Dundé bii di émission bii def promotion riz local mu jënd ko sponsorisé ko lay wax la monsieur le ministre. monsieur le ministre Pa Abdoulaye Seck dañ koy encouragé ci initiative bi nga xam ne président de la république da ko jël moom mu ñëw dooleel ko ci fexe ba nga xamante ni ñi xamul woon ceeb bi ñu xam ko parce que ceeb bi comme ni ñu ko gisee léegi amul coono boo ñëwee ci pàkku ceeb dañ lay wan calibre yëpp nga tànn bi nga bëgg daal di ñu yebal la ko sa oto nga daal di dem sa kër. ba pare jigéen ñi dañuy wax ni ceeb bi dafa naqaree togg. waaye léegi defe naa loolu jeex na. waaw léegi loolu moom jeex na ceeb bi amul benn tànn neex na togg. réew mi yéen bay leen njëriñ laa ngi ci suuf si def leen ni dem ba waar ca waar waaw. réew mi yéen bay leenoo njëriñ laa ngi ci suuf si def leen ni dem. yëpp produit locaux la. yëpp produit locaux la. jën yi ñu jënde ko fii ci géej gi waaw géej gi macha allah. ñuy jaajëfal waa Gendar. waaw mangook. yéen baykatu Sénégal am ngeen jaaraama yéen a naxul Sénégal ca waar waaw. teg naa kàddir gi. kaddir nga wax de kaddir. waaw ñun waa Ndakaar ñun waa Ndar kaddir la ñuy wax honorable teg nga kaddiram. waaw teg nañu kàddir gi. teg nga sa sotti suñu dawlin waaw nga sotti sa dawlin. am ngeen jaaraama dina digle mbay ci réew mi ca waar ñaata kilo ceeb ngay togg. waaw honorable fooy togg 20 kilos. dama ni woon waa Sangalkam dañuy xew waaye yow mi yaay xew. bilaay xewuma. ñi di ràbb ñi di cuube ñi di jënd 20 kon nag 20 kilos ceeb a ngi nii. jën yi da nga koy sóob ci taalaale. ñun non. ñun xam nga ñun dañuy tëmbal dañuy diigal. dañ ciy def xorom moo koy toj effectivement. xorom si mooy toj tomate bi. mooy toj tomate bi. di bàyyi dem ba waar jaay bay dem ba waar. ñulug nga. waaw léegi def nga say légumes. def nañu suñuy lëju. waaw daal di ana jën yi. jën yi dañuy xaar tuuti. jën yi da ngay xaar ba ci kanam kàddu gi jóg. ba mu jóg. ba mu jóg. ñaw bi daal di diigal suñuy jën. baare yi des sa waar woo. fii nag la ñuy defee nii boora jeex na. li ba borom Ndakaaru Njaay jàmbaar la mbaa nga xool ci ku mel ni Bantambeedo Alaaji Mari Tambeedu la ñuy woowee sa baay mbaa nga xool ci ku mel ni Dugo Caam honorable jaga nga de. ah waa gis nga de. jàmbaar la sa waar waaw. ñu sóor bokk. yaa ngi sóor. waaw. ñaw. ceebu Sénégal. ah riz de la vallée. léegi nii. waaw de tant que ñuy xam nga ceeb bi moom. sóor jeq yàq. sóor jeq yàq la tudd. loolu moom man vérifié naa ko à plusieurs reprises. léegi nii le temps que ceeb bi di ñor ñun ñuy dem di changé wu ji di xaar suñuy invité. dañuy daal di seetaan li nga xamante ni moom lañu jëlee fële DRDR. muy direction régionale du développement rural. directeur ba Sadali am kàddu yu ñu baaxee au nom du ministère de l' agriculture mi nga xamante ni moom moo sponsorisé émission bi. dañuy teewlu kàddu yam ñuy jox le temps que ñun ñuy dem changé wu ñëw yekk suñu añ bi. daal di ko taajal suñuy invité. programme national d'autosuffisance en riz benn instrument la boo xam ni dañ ko tëgg pour nit ñi fi ak horizon
2017 état du Sénégal dootul jéggaane pepp ceeb bitim réew loolu day tax 2017 président de la République dafa joxe vision boo xam ni ñu ne production donc million ak juróom-benn téeméeri junni tonnes paddy loolu boo xaymaa kooku bu ñu ko bojjee ba pare dafay mel ni dañuy am million ak téeméeri junni ceeb bu weex. loolu yëpp pour mu am aussi pour sénégalais yi mën a consommer local mooy ceeb bi ñuy wax ceebu waalo. donc bu ñu nee riz sénégalais donc mooy ceeb buy jógee fii dans la vallée di jógee Anambé di jógee aussi dans le pluvial. mais day nekk ceeb boo xam ne aussi qualité lay nekk am nañu ay partenaires yu bëri yu ñu jàppale si loolu muy JICA muy leneen ak leneen plus maintenant encadrement bi muy SAED muy ANCAR muy yeneen structure yoo xam ni de l'État yoo xam ni jàpp nañ si mais aussi loolu yëpp pour mu am il faut nga am ay producteurs yoo xam ni ay baykat yoo xam ni yu xarañ yoo xam ni ñoom yàgg nañ si ceeb mais ñu dañ leen di dolli rek donc loolu yëpp bu ñu ko defee dina tax ëllëg si biir Sénégal moom boppam sur le plan sécurité alimentaire c'est-à-dire ndool jóge fi ba pare nit ñi bay ceeb boo xam ni ceeb bu mucc ayib boo xam ni mun nañu compétir ak ceeb boo xam ni dafa jóge bitim réew kooku mooy objectif yi. pour loolu amun a am dafa am ay jéego yu bëri yu ñu war a dox benn bi moom mooy boo seetee y a ce qu'on appelle le PRACAS programme c'est le programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise mooy ay jéego yu ñu war a def pour mbayum Sénégal dem ci kanam. boo seetee bu baax sunu ministre le docteur Pape Ablaye Seck. ñu ngi koy remercier lu bëree à l'avance parce que dox na ci ay jéego yu rëy parce que xam-xamam dafa màcc trop ci ceeb parce que Israël la nekkoon di def recherche dem Africa Rice donc Africa Rice mbirum ceeb rek lay lijjanti donc bi mu fi ñëwee aussi gis nañu affaire bi nu mu demee donc jéego yu bëri la ci dox donc PRACAS boobu moom mooy boo seetee socle du PNAR parce que moom mooy outil bi mais du PRACAS du ceeb kese lay toppatoo dafay toppatoo yeneen mbir muy affaire soble affaire tomate affaire leneen léegi boo seetee baax aménagement yi yokk nañu parce que pour ñu am objectif yooyu yëpp il faut ñu yokk ay suuf suñuy bay pour loolu am aussi il faut ñu mun a ndox mi ñu mun ko téye c'est-à-dire ndox mi doy donc beneen bi aussi il faut ñu am parce que boo seetoon baax suñu baykat yi matériel bi bëri fi woon donc dans la vallée léegi boo seetee état bi am nay programme yu bëri yu ëmb matériel agricole baa ngi ñëw muy moissonneuse batteuse muy batteuse à scie moissonneuse batteuse mooy matériel boo xam ne mooy bojj mooy récolter moom mooy kii bi am na ce qu'on appelle les tracteurs déjà tracteurs yu bëri commencé nañ ñëw parce que y a le programme européen actuellement téeméeri tracteur commencé nañ ko léegi monter ENSA bu Thiès école agriculture bu Thiès di ko indi dans la vallée commencé na egsi donc loolu yëpp day wan ne jéego yu bëri ñu ngi koy def léegi ndox mi déjà maîtriser nañ ko parce que MCA def na ay travaux yu bëri mooy américain yi mooy dans le cadre du MCA tracteur yaa ngi ñëw état bi docteur Pape Ablaye Seck dox na si lu bëri ma nga xam ni bi mu ñëwee fii aussi am nay moissonneuse batteuse yu egsi tracteurs yu egsi yooyu yëpp aménagement yi aussi programme 3PRD ngi fi programme indien yaa ngi ñëw donc yooyu bu ñu ko boolee dinañ am suuf soo xam ni bu ñu ko bayee si ceeb dinañu mën a indil autosuffisance au moins vallée du Sénégal dina indi paaram dans le cadre du PNAR parce que programme national d'autosuffisance en riz maa ngi siy dellu si waat du uniquement vallée la war a jógee nit ñi aussi il faut ñu def différence boobu c'est-à-dire vallée bi daf si war a indi juróom-benn fukk c'est-à-dire 60% téeméer boo jël juróom-benn fukk yi fii la war a jóge si vallée bi. fii dans la vallée comme culture irriguée la c'est-à-dire ndox mi si dex gi lay joxe di ñëw si fleuve bi donc on a 2 saisons muy li ñuy wax contre saison chaude boobu janvier février lay départ le 15 février ba le 15 mars mooy période de semis yi loolu la recherche wax mais des fois sunu baykat yi dañ tarxiis dem des fois ba fin mars ba avril sax dañ fay dugg beneen bi mooy irriguer toujours mais si nawet boobu 15 juillet la 15 août kooku aussi des fois baykat yi tarxiis dem ba si mois de septembre bi loolu yëpp pour wan ne rek déjà 2 récoltes lay nekk si at bi kooku bu ñu ko boolee bu ñu defoon par exemple si vallée bi suñu potentialité ça tourne autour de 70 000 hectares bu ñu ko defee 2 fois dans l'année mu nekk 140 000 hectares 140 000 hectares nga def à peu près ay rendement yoo xam ni
7 tonnes la multiplier ko rek 7 fois 4 28 mu nekk à peu près 900 et quelques 900 et quelques tonnes de paddy déjà si 1 600 000 bi rek déjà bu vallée bi indee lu tolloog 1 million de tonnes kooku déjà mbir mi sotti na donc yéene président egg na yéene docteur Pape Abdoulaye Seck egg na te mu ngi siy xeex bu am solo. mu mel ni léegi yaa ngi toll si yekk dem nañu changé wu nañu macha allah gis ngeen ñun ni ñuy taaje léegi seetaan nañu élément bi nga xamante ni moom la ñu DRDR defar Sada Ly ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax di jaajëfalaat bu baax a baax suñu sponsor bi nga xamante ni moo sponsorisé émission bi ba mu mën a egsi fii muy ministère de l' agriculture et de l' équipement rural monsieur Abdoulaye Seck ñu ngi koy gërëm bu baax monsieur le ministre di gërëmaat bu baax Sada Ly mi nu baaxee kàddu yooyu yow nga toll ci yekk noo gisee sa ceeb. gis nga ko de. ceeb nga de macha allah waaw mu ngi noonu. ceeb nga de. ceeb bi ñor na xomb te wesag na. réew mi yéen bay leen njëriñ laa ngi ci suuf si def leen ni dem bi nga xamee ni léegi nag macha allah. xëy nañu suba ànd ak yow dem nañ ci pàkku ceeb bi nduggi nga togg nga def nga yëpp ba pare say gan egsi nañu. ma bàyyi la nga dalal leen. ñoo ngi nuyu mbokk téléspectateur Sen TV yëpp donc di dalal suñu gan yi di dalal suñu ministre suñu maire Mansour Faye di dalal suñu gan yëpp. comme ni nga ko waxee rek dem nañu marché daal di ñëw togg suñu ceebu jën Penda Mbaye nga xamante ne noonu la ko ndandar yi xamee. togg ko nag ak kër yi. monsieur le maire damay daal di wëlbati ci yow daal di la remercier bu baax a baax si déplacement bi nga def ndax c'est pas évident kilifa nga woo ko mu bàyyi lépp lu muy def mu lay jaajëfal bu baax a baax di la laaj rek nan ngay dundee message bi nga xam ni moom la président woote ni Sénégal nañu bay dunde ko te ñu jiital si ceeb bi voilà yow nag nga am chance su am benn affaire muy yow rek yaa am pàkku ceeb ci Sénégal c'est original. waaw de xam nga Ndar moom yàgg na dundee ceeb. macha allah. donc parce que déjà Sayet mi ngi fi depuis loolu. ñu dañoo judd fekk fi Sayet ñuy nuyu directeur bi. léegi dafa am empêchement moo tax teewul fi monsieur le directeur Samba Kanté ñu ngi koy nuyu. di ko massaw bu baax a baax ndax dafa am décès. looloo tax teewul si émission bi. Sada Ly moo ko fi remplacé ñu ngi koy gërëm moom tam bu baax a baax ci kàddu yooyu mënu baaxee. donc ñun xam nga Ndar moom boo nee ceeb. ni Ndar. waaw. Sénégal foo ne ceebu Penda Mbaye fan la ñu la Ndar. jeex na. donc bu Ndar amee pàqu ceeb. donc du jaaxal kenn. déedéet. ceeb bi nag dañuy xam nañ ni ceeb bi ci vallée bi la. et que vallée bi lu mu am ci potentialité yaakaar naa ne président de la république loolu la gis ba ne léegi il faut que potentialité boobu ñu fexe ba Sénégal mën ko jëriñoo nan la ko mën jëriñoo mooy lépp lu nga xam ni production ceeb la ci Sénégal vallée bi mën na ko supporter bu ko supporter day développer koom-koom bi su ko développé ñu koy jëkk jëriñoo mooy ñan mooy waa Ndar ak ñu dëkk ci région du fleuve. donc président de la République lu mu bëgg mooy Sénégal effectivement am autosuffisance en riz. autosuffisance en riz boobu boo ko amee mooy bu ëllëgee demee man gëm naa ni bu ñu bayee ceeb bi comme ni ñu ko war a bayee sénégalais yi di ko utiliser comme ni ñu ko war a toggee ak di ko jëriñoo yaakaar naa ne mën nañ dem ba nga xam ni ceeb kilo ceeb war naa mën a coûter ay 150 francs. c'est pas un rêve. kenn géntul mën na nekk. non mën na nekk parce que boo seetloo lu ci indi ci importation coût muy indi yëpp en termes de production en termes de transport loolu nit ki teggi prix transport bi di ko bayee fii les facteurs de production maanaam lu ñu ci def ci alal pour di ko produire wàññeeku prix ceeb bi man gëm naa ni mën na dem ba wàññeeku ci lu bëri. te loolu autosuffisance moo koy indi autosuffisance boobu nag il faut ñu gëm ko su ko gëmee gëm bi mooy lan mooy déjà ñun sénégalais ñu koy consommer agriculture bu koy bay développé wu yaakaar naa ne mën nañoo jël ceeb di ko yóbbu Mauritanie parce que Mauritanie ceeb rek la ñuy dundee lu ci ëpp. dëgg la mën nañ ko yóbbu Mali. dëgg la mën nañ ko yóbbu Guinée. mën nañ ko même exporter à l'extérieur. fu mu nekk nii boo seetloo. ci vallée bi. am nañu potentiel à peu près 240 000 hectares. luñ ciy cultiver à peu près 60 000 hectares. waaw sur les 240 000. donc des na lu bëree des moo ëpp. kon ñun ñëpp nañ dem bay comme ni ko Pape Diouf waxee. te alal la. te alal la te bénéfice su kese la. man mi am naa ci ay hectares de. ah waaw waaw boo ñëwee daggal ma man tam ma am ay hectares.
waaye mu mel ne am na keneen ku fi teew muy secrétaire général délégation moom mu ñëw fi muy Pape Ibrahima Faye mu ñëw fi ci benn casquette ndaxte nag délégation fu ñu toll dañuy jënd ceeb di ko séddale waaye loolu jeex na Pape Ibrahima ñu bàyyi la rek yow tam nga def ci sa kàddu. ñu ngi remercier Sen TV di remercier honorable député mi nga xam ni moom moo ñu invité tey pour ñu añ ci fii. et effectivement comme ni nga ko waxee defe naa Sénégal lu ci ëpp bu ñu daan joxe ceebu bitim réew nañu jox nit ñi ci temps bi nga xam ni xiif daf fiy dugg wala am ay crise yu ndaw mais boo ñu seetloo ci événement religieux yi yëpp yu jàll yëpp pratiquement riu vallée bi nañuy joxe. loolu nag président de la république moom moo nu ko wax mu nekk instruction bu ferme premier ministre ñëw tollamti ko ba nga xam ni en tout cas bu nu seetloo vallée bi ceeb bi yëpp bi nga xamoon moo nekkoon en stock yëpp jënd nañ ko ba benn période sax donc pour vous dire que dafa amoon rupture de stock donc li nga xam ni moom nañu doon wut ci ceeb ci vallée bi amatuñ ko woon donc loolu mooy accompagnement gouvernement bi mais jàpp nañ ni loolu rek doyut parce que comme monsieur le maire nu mu ko waxee léegi boo xoolee potentialité vallée bi xool li nga xam ni mun nañ ko ci def te état bi avec PSE lu nu investir en termes de facteur de production pour accompagner agriculture de la vallée te boo xoolee vallée bi ci mbay boo nee mbay rek neel ndox te Ndar potentialité boobu la am dafa am suuf am ndox te ndox mi dañ ko maîtriser donc mun nañu def ñaari yoon ba ñetti yoon ñuy bay ci at bi te loolu liggéey rek la te président de la république loolu lañu laaj dafa laaj Sénégal yëpp ñu liggéey te ci loolu defe naa ne ku nekk bu ci jàppee incha allah rabbi waxuma la 2017 sax mais 2016 autosuffisance donc dafay wóor gëm ko rek moo ci am solo. jeex na ngëm li moo ci am solo. monsieur le maire damay dellu si yow pour tëj plateau bi dama am ñaari yëf benn bi damay bëgg nga sànni ñaari kàddu sa monsieur le ministre Abdoulaye Seck mi nga xamante ni mooy sponsor émission bi ak ministère de l'agriculture damay bëgg nga sànni ko ñaari mu entre collègue nga am loo ko baaxee waaye itam dama lay bëgg a yóbbante bi bii mooy ñetti yoon mbaa ñeent ma koy def waaye tey defe naa ki ma yóbbante kamay yóbbante si moom dana ko jot ndax kii moom bu ma ko yóbbantee te première dame ñëwul def bay dunde moom ma xam ni première dame moo bañ a ñëw ndax xam naa ni monsieur le maire moom su ma ko nee première dame na ñëw def bay dunde togg ñu taajal président image boobu defe naa ni amul lu koy gën a baax pour Sénégal dundee li muy bay. comme moom xam naa dana seetaan émission bi. incha allah waaye ma jotal la rek donc première dame. na ñëw soxna Barke nga ñëw kat émission boo xam ni émission bi émission président de la république la. jeex na émission sénégalais la. dafa bëgg nga defal ko promotion riz de la vallée. ñoo toggal président de la république. mu def lu ñëpp di def. donc lu ma mën a wax Pape Abdoulaye Seck. maanaam peut-être encouragé ko. parce que ñoom Sénégal yëpp xam nañu xam-xamam ci wàllum ceeb. xam nañu jaar-jaaram ci wàllum ceeb. donc par exemple bu ko confier li nga xam ne wàllum agriculture la ak le programme d'autosuffisance en riz def naa jox na kum ko war a jox. ñu leen di jaajëfal yéen mbokk yi toogoon di ñu seetaan macha allah dañuy tëj plateau bi waaye nag dañuy daal di ñëw teg suñu añ macha allah honorable dugg ci waañ bi yéen ñëpp gis ngeen ko moo ko defal boppam ñuy jaajëfal rek équipe bi ñu àndaloon muy Babacar Lay di Babacar Mar di Amadou Ndoye di chauffeur bi ñu indi di Ansou Diédhiou macha allah monsieur le ministre jox ñu oto jox ñu prise en charge jàppale ñu bu baax a baax ci émission bi maa ngi lay gërëm encore une fois bu baax a baax ndaxte moyens yi ñu ñëwee seen yëpp yaa ñu ko jox monsieur le ministre yal na yàlla barkeel sa liggéey barkeel liggéeyu xale yi nga xamante ni nee naa man da ngeen gis ma toog ak sama tagal waaye moyens yi nekk ci ginnaaw émission yi ak coono bi ci nekk xale yi ñoo koy def kon yal na yàlla barkeelal leen ñu ngi leen di jaajëfal mbokki téléspectateurs yi di leen jox rendez-vous dans 15 jours réew mi yéen bay leen njëriñ laa ngi ci suuf si def leen ni dem ba waar ca waar waaw. Ministère de l'agriculture et de l'équipement rural moo leen doon may seen émission Bay Dundé.